biir dafa am loo xam ne daf fi xew fan yi ñëpp dégg rajo yi ak télé yi ñu ciy wax muy wàllum parrainage ñu ne woon tey dañuy dajale ndaw mouvance présidentielle bi yépp waxtaan ak ñoom sensibiliser leen xamal leen parrainage boobu lu ko waral xamal leen parrainage boobu mooy lan su ko defee suñu delloo ñoom ci seeni base respective ñu mën a yeggee message bi ñeneen ñi nga xam ne mënuñu woon a teew fii wala ñeneen ñi nga xam ne dañoo dëkk ak ñoom politique guñu mais Sénégal rek moo leen ñor parrainage boobu nag son excellence le président de la république Macky Sall daf ko xalaat jébbal ko assemblée nationale pour ñu saytu ko xool ndax am na solo soo xam ne suñu ko décortiquer dina mën a jural askan bi njariñ lu mucc ayib ndax Sénégal képp ku ne seetlu na ni parti politique yi fi nekk dafa bari lool Sénégal 300 partis politiques moo fi nekk suba bu ñu ne woon dañuy dem élection dimanche 300 partis politiques yooyu yëpp bu ñu déposé seen candidature yaakaar naa ne élection du mën a am ci benn fan kon te aussi seetlu nañ Sénégal que parti politique yooyu ci bari li leen tax a jóg du dem ay élection présidentielle nit ñu bari fii ci Sénégal léegi dañuy créer ay parti politique di ko def ay fonds de commerce boo amee récépissé rek dégg ay élection jege na nga jël sa récépissé dem tayle ko ku la neex pour mu jox la xaalis nga ne coalisé na ak yow loolu du rôlu parti politique loolu taxul jóg parti politique buñ koy wax dafa war a nekk cadre boo xam ne day dajale ndawu réew yi ci bokk benn gis-gis wala benn vision boo xam ne day jëmale réew mi kanam waaye parti politique 300 partis politiques te bu ñu nee élection ña fa ñemee dem élection matuñu juróom loolu am na leneen lu ci nekk ci biir moo tax président de la république ne il faut que ñu saytu mbir moomu lan la parce que ñun ñëpp seetlu nañ élection yii fii ay ndaw rek ñoo fi nekk ñun ñëpp a seetlu élection yii ñu génn jafe-jafe yi ñu ci am ndax lan 47 listes moo amoon ci élection yi dëgg loolu dëgg 47 listes yooyu ba ñu pare kenn ku ci nekk ci yow boo xoolee bureau ba nga doon voté la fa nekk ci ay këyit rek yoo xam ne kenn laalu ko wala këyit yoo xam ne kenn utilisé ko mat na tonne loolu yàq la loolu jëmalewul réew kanam ñun ñëpp bu ñuy toog di seetaan yenn réew yu nekk Europe wala États-Unis d'Amérique dañ naan élection am na fa ñaari candidat ngay gis ñu jàkkaarloon ku mën sa morom duma wala ñett wala ñeent mais pourquoi ñun fii Sénégal buñ nee élection jot na wala jege si na nga génn sol sa costume jàkkaarloog sa seetu gestu yem si sa madam mu ne sa costume bi rafet na rek nga génn ne man candidat laa léegi da loolu lañ ko bëgg a defee léegi boo solee sa costume daal mu rafet rek ñu ne rafet na rek nga ne man léegi mën naa doon président xaaral ma dem wuti ji parti politique loolu du noonu parce que am réew dafa war a am lu ñuy wax des candidats représentatifs maanaam nit ki bu dee ci dëkk bi nga dëkk wala ci gox bi nga dëkk am noo fa mel juddoo fa màgge fa yaroo fa nit ñi nawloo sa jikko rafetlu la war nañ laa mën a porteel jox la ay signature ne la kat yow yabal nañ la nga mën a dem élection waaye jógee fële xaw ñu foo jógee rek ñëw indi sa saaku xaalis xaw ñu xaalisu drogue la xaw ñu xaalisu lu mu doon ti doon nga indi ko nga ne da ngay bokk ci élection loolu wóorul mën ngaa ñëw tayle suñu réew mi ëllëg donc du xaalis moom moo war a tànn ñi war a doon candidat mais yéen a war a mën a tànn ñi doon candidat ci ëllëg loolu la président de la république wax président de la république Macky Sall nee na ku bëgg a doon candidat ci réew mi newul ñun wala keneen képp ku bëgg a doon candidat ci réew mi dafa war a ñëw ci yéen ngeen wax ko waaw mën ngaa dem wala déet ba pare loolu moo jur parrainage mu ne nag
1% te dinaa taxaw foofu parce que dafa am lu fi amoon parrainage du tey la fiy doog a am parrainage depuis la loi 91 si je ne me trompe pas depuis la loi 91 fii au Sénégal de 1991 fii au Sénégal parrainage bi ngi fi am mais dañ ko doon laaj seulement les candidats indépendants maanaam ñi nga xam ne ci yeneen parti la ñi nga xam ne dañoo jug rek bëgg a doon président nekkuñu woon ci benn parti dañ leen doon wax ngeen indi 10 000 signatures mais bu dee parti politique la nga bokk da ngay ñëw rek def sa déclaration de candidature boole kook sa récépissé parti mais 10 000 signatures yooyu da doon am caution bu koy accompagner maanaam une caution de 25 millions bi Ablaye Wade ñëwee en 2012 mu ne candidats yi bari nañ léegi pour arrêter ko damay yokk caution bi 65 millions mais bi mu yóbboo caution bi 65 millions ku ne seetlu na 2012 élection yi fi am ñaata candidats la 14 candidats moo am 2012 kon du xaalis mooy régler mbir mi président de la république Macky Sall ne du yoon ñuy laaj candidats indépendants yi 10 000 te duñ laaj parti politique yi dara ni ñu war a mën a laajee benn candidat indépendant Juma Jang Jaxate wala Youssou Ndour 10 000 voix 10 000 signatures noonu la ñu war a laaje Macky Sall 10 000 signatures noonu la ñu war a laaje keneen ak keneen 10 000 signatures loolu mooy waxu parrainage bi donc nag yéen kenn ku ci nekk sa xelum bopp nga yor kenn mënu fee nax kenn dañoo nekk ci réew moo xam ne les jeunes sont de plus en plus instruits les jeunes sont de plus en plus ouverts sur le reste du monde les jeunes sont de plus en plus intelligents et éveillés donc yu mel nii bu amee au lieu wax ji di leen yóbbaale da ngeen a war a jóg parce que bu ñu jógul Sénégal des na tuuti bu ñu jógul wax ci ku jugati sol sa costume bu rafet di nga dem président la wala nga jug sol sa dara ju rëy na sëriñ la te loolu defe naa ne bu ñu demee ba ci am réew ñëpp mën a ñëpp nekk président wala ñëpp président yi ëpp militant yi wala parti yi ëpp militant yi boobu musiba am na te foofu la ñu bëgg a yóbbu nañ leen bañ loolu parti politique yi nañ arrêté di nax nit ñi il faut que ñu arrêté di nax nit ñi Sénégal kenn newul kenn bu mu créer parti politique mais mbooloo mooy créer parti politique papa yaay doom loolu du parti defe naa loolu la président di ñaan que mbooloo mi ak assemblée nationale ñu may ko doole damay waxaat nag da di projet de loi boo xam ne newuñu dañ koo voté président am na sañ-sañu am projet de loi jébbal ko assemblée nationale ne leen saytu leen ko assemblée nationale ñooy xool bu dee am na ay luñ ciy yokk wala luñ ciy wàññi ñu wax mais du ñi nga xam ne amuñu ñetti nit mënuñoo indi 1% ñoom ñooy tere nit ñi di voté di xool wala ñuy bañ a saytulaay loolu du démocratie boo ma gisee ay ndaw yoo xam ne bërki démb dañoo def yaramu neen nekk fii ci mbedd mi naan yaanaa maar léegi ñu xaw ma fu ñu jëlee ay chemise yu rafet ak ay costume yu rafet xaw ñu fu ñu laajee xaalis ba am xaalis bu ñu ñëwaatee bëgg leen a wax leneen yéen xoolaat leen ñooñu noonu ci lan la ñuy dox ndax seen njariñ mi ngi ci yéen waaw wala déet parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi Sénégal heure bii yaakaar naa ni buñ fi toogee di mën a waxtaan suba ba ngoon jot te courant coupé wul c'est que am na luñ fi liggéey parce que ku ne xam na ni heure bii boo commencé woon a wax bala ngay daaneel groupe bi tàkk da ngay toog wax ba yandoor courant bi day tàkk kamaj leer nañ dara doo gis courant coupé loolu avancement la Sénégal heure bii da nga doon dem seen kër ne yaay may ma ndox ma tàngal mu ne la gaz bi jeex na nga dem boutique ba gaz ñaata la mu ne la 4800 wala 5000 francs te du am sax mais loolu ku wax dëgg xam ne gaz boo demee ci boutique boo ko joxee léegi 2900 2000 laa leen wax 900 ñu jaay la butéelu gaz Sénégal ku ne xam na ne saaku ceeb bërki démboo njaay dem na ba jar fi 23000 jàpp 24000 francs dañuy waxtaan suñu biir rek li may wax bu amul ngeen ne ma amul li may wax ku làmb gis la waxuma leen leneen lu amul Sénégal heure bii
da ngay daan dem boutique ba ne ko saako ceeb weer bi dee paa bi dem bu fayee ko boo ko saako ceeb bu ci génnee njëgu saako ceeb salaire ba dara dootu ci des. léegi fii si suñu Sénégal président de la république son excellence monsieur Macky Sall dafa ñëwoon ne damay def autosuffisance alimentaire borom làmmañ bu rëy bi nga xam ne fii la soxee ko nekk Thiès naan kii yorul sax lu mu peinturé ay centième di diggaat kooku moom la ñuy wax moom mu wax ñu ba mu nekkee ci position premier ministre yor tous les moyens de l'État yor alal ji parce que alal rek ko mës a ñor yàgg ngeen a dégg fu mu waxee rek ne ay bandi moom li leen di jotale saa su nekk xaalis la moom tout le temps xaalis mooy problème am 47 milliards lañ ko fi jox fii promenade des Thiessois la yem yéen ñun ñëpp Thiès lañ dëkk kenn jéggaanu fi ñun ñu fi toog ñëpp Thiès lañ dëkk promenade des Thiessois la yem promenade des Thiessois boobu ngoon ñun ñëpp buñ génnee ay booy la ñuy gis ñu fay jàng dawal vélo ñee dafa jàng tux ñee dafa jàng leneen ak leneen defalul benn bibliothèque ci dëkk bi kenn gisul benn bibliothèque boo xam ne benn jeune bu bëgg a jariñ ëllëg di nga dem tijji am livre boo mën a lire jariñu defaru ko defarul benn jàkka man ayam yi muy jàng sax laa xam fu mu koy taree fu muy tari laa xam fu mu koy appliqué benn jàkka gisuñ ko mu may ko ci daada dañuy waxtaan Thiès dañuy waxtaan c'est nous dans nous ñun ñëpp ay ndaw lañ benn mag nekku fi benn mag nekkuñ fi mën ngeen a dawalaat caméra yi ñun ñëpp ay ndaw lañ li may wax bu dee suñu njariñ kese xayrun bu dee suñu njariñ kese xayrun mais yéen xam ngeen te ñun li ñuy wax dañ ciy seet yàlla njariñu askan bi rek moo ñu tax a jóg parce que le président de la république veut émerger le Sénégal le président de la république son excellence monsieur Macky Sall lenn rek moo ko ñor muy émergence du Sénégal te émergence boobu ci ndaw ñi la ko yaakaar ci yéen la ko yaakaaru ko ci politicien bi nga xam ne day jóg ne moom mooy l'avocat du peuple muy maître El Hadji Diouf ku ne dégg da koy dégg mu yor làmmiñam bu rëy naan mooy l'avocat du peuple mais avocat du peuple boo xam ne mënoo am 1% yow ban peuple nga doon seen avocat mënoo dem assemblée nationale et bërki dem moo njaay liñ la fi doon jiiñ mi ngi nii ba léegi setalagoo ko bëgguma cee sax jaar ndax yarewuñu noonu bëgguma cee sax jaaraat ndax yarewuñu noonu mais dañuy xoolaat wax yi boo nee avocat du peuple cela veut dire que ni peuple bi kat war ngaa mën a am sax téeméer yoo jël benn bu la ne yow laa àndal 1% mënoo am 1% nga ne yow avocat du peuple nga da ngay nax sa bopp sa avocat bopp nga ak say mbirum bopp ngay lijjanti yàgg ñi la gëm ak ñi la topp. yéen ñëpp jeunes yéen ñi fi toog ñëpp ñun Thiès lañ dëkk 14 kilomètres 15 kilomètres boo dawee dugg Tiwaawoon boo xoolee tey képp ku di jullit waxuma la benn tarixa nga bokk boo xoolee modernisation cité religieux boo toll noonu li fa président def ci mu mën a permettre que ni jullit bu ñëwee am màkkaama yu mucc ayib yu ñu mën a dal màggal wala gàmmu seen gàmmu ba dem loolu ay président yàgg nañ ko fay diggee mais kenn mësu koo fay def président doo nga ko fi def président de la république bu fi ñëw digg nga loolu kër sëriñ si fii lañ nekk Sénégal duñ naxante gars yi buñ naxante te bu may wax damay mën naa fee continuer di wax ba suba moo tax bi may liir léegi nekk ma woon sax à l'aise parce que damañ bëgg ñu waxtaan entre nous ay ndaw lañ te dafa am foo xam ne Sénégal dafa toll sénégalais léegi waxkat yi ñoo ëpp ñuy jëf te yàlla du fay wax mukk bàyyi jëf. Le président de la République son excellence monsieur Macky Sall kenn mësu koo dégg ci yéen ci rajo bi muy xas kenn wala muy saaga kenn wala muy wax kenn wax ju ñaaw mais saa yu jëf jotee kum ko séqal ci ñoom ba ci président yi fi mës a jaar yëpp benn mandat bi gàcceel na seen mandat yëpp benn mandat président bi mu amagul 1 an yi nga xam ne un mandat bi nga xam ne moom la defagul 7 ans yii
gàcceel na seen 12 ans ak seeni 40 ans le président a beaucoup fait pour ce pays barki Dembo Ndiaye yéen Thiès ngeen dëkk je vous dis Thiès lañ dëkk dañ doon toog di am problème mu ndox mi depuis 1960 suñu indépendance ba léegi fi mu tolloon jugu fa le président de la République son excellence monsieur Macky Sall bi mu ñëwee dafa créé waat projet Kër Momar Sarr 3 un projet de 272 milliards def ko ci wàllu ndox mi kuy dem Dakar wala ngay dem fii ba Ndar di nga gis les tuyaux ñu nekk au bord de la rue ñu koy commencé installer donc jëf yu mel noonu su amee dañoo war a jug ñun ndaw ñi véhiculer message yi vulgariser réalisation yooyu accompagner le président di ko dimbali ci ñi nga xam ne yàq dong moo leen tax a jóg yaakaar naa ni loolu moom moo waraloon waxtaan bi loolu taxoon ñu wane woon dañ leen di woo yéen ndaw yi nga xam ni seen réew moo leen ñor seen gox moo leen ñor leneen ñoru leen lu dul l'intérêt de la nation sénégalaise c'est ça le peuple sénégalais c'est ça le peuple thiessois c'est ça la jeunesse thiessoise c'est ça la jeunesse consciente c'est ça la jeunesse qui va réélire le président de la République en 2019 yéen lañ ci yaakaar te nag dafa jot parce que Thiès fa mu nekkoon yéen ay xam ngeen ko 2004 ñi fi amoon juróomi at wala juróom-benn at tey am nañ âge voté bi ngeen ñëwee ba léegi li ngeen fi gis Thiès dara changé wu fi bi ngeen xàmmee ba léegi dara changé wu fi ndax lan benn nit bi nga xam ne moom moo nekk fii Thiès muy Idrissa Seck yor làmmiñam di wax mais bu jëf jotee doo gis dara lu mu réalisé nekk na premier ministre ba léegi amul lenn loo xam ne gis nañ ko lu mu fi taxawal ñu mel noonu dañ leen a war a vraiment jële fii teg fi ay ndaw ni yéen au passage may waxaat aussi dafa am ñoo xam ne bëgguma woon sax leen a tudd mais ndeysaan dama leen a romb léegi ñi pour que ñëpp nekk au même niveau pour que ñëpp nekk ci même ligne de départ bi li président wax kay yomb na 1% yow téeméer ñu laaj la ci kenn mënoo ko am yow ku la ne mën nga jël réew mi da lay nax mais dañoo seetlu léegi Sénégal da ngay génn sa kër sol sa costume mu jàpp la rafet lool ñu ne la rafet na rek nga ne mën naa doon président loolu taxul Sénégal jëm kanam Sénégal bu ñu bëggee jëm kanam dañoo war a xool bopp yi koy yor dañoo war a xool xel yi koy yor dañoo war a xool ñi ngay xam ne dañuy xalaat ngir Sénégal mais ñu bari ci politiciens yi di wax seen bopp leen ñor dama ciy wax benn exemple rek ku mel ni maître El Hadj Diouf ku ne xam na ni politiciens sénégalais yëpp moo ci gën a rëy làmmiñ fu mu toll avocat du peuple lay woowee boppam te bu demee mënul am 1% mënul doon député kooku ban peuple lay jiite damay laaj rek parce que bu ma nee man avocat du peuple la dama war a bu ñu demee xëccoo damaa war a bokk ci ñi jiitu mais avocat du peuple boo xam ne mënoo dem assemblée nationale kooku ban peuple nga doon sa avocat xanaa yow sa kër nga doon avocat seen avocat loolu mën na ne mais pas le peuple sénégalais kon peuple sénégalais bi dafa sonn ci wuruj yi ñu koy wuruj peuple sénégalais bi dafa sonn ci labaj gi ñu koy labaj peuple sénégalais dafa sonn ci wax ji jëf la gën a bëgg ko wax te jëf jooju moo tax ñu bëgg président de la république am deuxième mandat parce que benn mandat la defagul mais gàcceel na fukki at ak ñaar yi fi Abdoulaye Wade def gàcceel na ñeent fukki at yu fi parti socialiste def te ñooñu ay la yéwén lañ doon ñàkk njariñ ci askan bi dañ leen doon wax naan bàyyi leen ñu liggéey yeggale rek dem waa ki fi liggéey nag ba pare def fi lu ne gàññi parce que ay chantier président Macky Sall dañ naan olof dafay wax ni kamb boo bëggee xam ndax xóot na jarul ngay yërndu xoolal jal bi loolu mooy ay chantier président Macky Sall jarul sax ngay xool livre yi nga la xool ngay xool internet da ngay sigg rek yem ci lu Macky Sall liggéey fii ci Sénégal maa ngi koy wax léegi ne leen courant bi da ngay wax ba géex courant du coupé maa ngi koy wax léegi da nga doon dem sa kër nga laaj butéelu gaz ñu ne la 5000 francs léegi yooyu yëpp jóge na fi donc yu mel noonu moo tax ñu bëgg sénégalais yi gën a déglu président de la république gën koo kattanal parce que moom yàlla dafa def moom jëf la gën a mën a wax président de la république son excellence Macky Sall jëf la gën a mën a wax c'est un ingénieur c'est un pétrolier laa la wax lii tax moom tey ñu am fii ci Sénégal
pétrole mën fee feeñ gaz mën fee feeñ du wax ju bari xam-xam la xam-xam boobu lañ bëgg may ko kattan may ko doole ba mu gën ci jariñ suñu réew loolu moo tax ñu jóg tey defoon suñu ndaje fii ci Thiès doon sensibiliser militants yi pour ñu gën a mën a dem wax ak la base defe naa loolu moom moo nekk quintessence waxtaan bi jërë ngeen